mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal leen nag jàmm comme ni ngeen ko gisee ñu ngi tribunal de Dakar lu fi am nag mooy procès Déthié Fall Mame Diarra Fam ak ñeneen seen lim toll ci 84 personnes maanaam juróom-ñett fukk ak ñeent nit yu nga xam ne ni dañ leen jàppoon ci manifestation Yewwi Askan yi nga xam ne ni mu ngi ko sumboon le 17 bële ñu weesu kon tey ñu ngi fii mën nañ ne àtte bi commencé na parce que juge bi mu ngi dugg ci salle bi bu fukki waxtu tegale juróom ñeenti minute bu mu duggee nag daal avocat ñi nga xam ne ni ñooy Déthié Fall ak ñoom Mame Diarra Fam dañoo jël kàddu daal xamal juge bi ne renvoi bi ñu renvoyé procès bi nga xam ne ni ñu ngi ko waroon amal mercredi passé amul woon benn yoon bu mu ko teg maanaam ku renvoi bi ci lu leen neex dong lañ ko teg mu am sax juge bi tontu leen ne leen daal loolu mënul woon ñàkk kon daal ci noonu la yeneen avocat jóg am na koo xam ne ni it maître Diawara jot na weccante ay kaddu ci digganteem ak procureur bi ko ne daal il faut mu xoolaat araf kaddu yu muy dugal ci digganteem ak attekat bi waaye digganteem ak moom daal ci noonu daal le président du tribunal daal di laajte les prévenus maanaam ñi nga xam ne ni tey ñoo war a taxaw ci kanamam mu àtte leen ci lañ ko xamal ne ñooñu yeggseeguñu ci salle bi parce que ci fàttali aussi ci suba si dafa amoon benn audience bi nga xam ne ni moo fi doon am audience boobu ñu mujj ko renvoyé daal di xajal le tribunal de grande instance mu ñëw amal biile àtte kon mu nekk audience spéciale bu mu laajtee prévenu ñu ne ko yeggseegul ci saa si rek mu suspendre audience bi ko defee ñu mën a jëli ñoom Déthié Fall Mame Diarra Fam ak ñeneen ñi nga xam ne ni tey kon lañ leen war a àtte fii ci tribunal de Dakar ci audience spéciale salle bi nag mu ngi fees dell ci biir nag constaté nañ fa présence su ay leader politique yu bëri notamment waa Yewwi Askan Wi ku ci mel ni Ousmane Sonko mu ngi ci biir ku ci mel ni Khalifa Sall mu ngi ci biir ku ci mel ni Habib Sy mu ngi ci biir ku ci mel ni Moussa Tine mu ngi ci biir kon salle bi fees na dell waaye tribunal bi aussi ça a été très bien sécurisé parce que des éléments de la gendarmerie ñoo positionné wu ci coin yëpp daanaka ñuy fàttali ne aussi au même instant fële ca Guédiawaye aussi tribunal bu Guédiawaye Ahmed Aïdara moom tamit mu ngi jàkkaarloog àttekat bi lépp jëm kon ci manifestation bi nga xam ne ni Yewwi Askan Wi moo ko sumboon le 17 avril ñuy leeral ne juge bi nga xam ne ni mooy le président du tribunal de grande instance tey bu mu suspendre audience bi neewul ne da ko renvoyer pour ñu bañ a def ab conviction renvoi ak suspension de benn maanaam da ko suspendre en attendant ñu jëli les prévenus ngir ñu ñëw yegsi ci salle bi mu doog leen juger en audience spéciale sànq wax naa ko ci kaddu composition chambre bi tey tamit am na ay avocats yi nga xam ne ni joxoñ nañ ko baaraamu tuuma parce que nee nañu ñu ko composé tey composé wuñ ko woon mercredi prochain boobu nag bu ko avocat défenseurs yi yëkkatee juge bi da leen xam ne audience bi audience spéciale la te audience flagrant délit la donc am na beneen audience bi nga xam ne ni mu ngi nekk di am donc conseil yooyu peut-être boobu audience aussi da leen mobiliser tax mu jël décision ànd ak yeneen conseils yi nga xam ne ni waa avocat défense bi joxoñ nañ ko baaraamu tuuma bu baax a baax waaye nee nañu xamal ne nañu du exception bu ñu soulever waaye rek dañ koy xamal àttekat bi ne loolu daal jaaxal na leen comme ni ma ko waxee sànq ci noonu daal le maître Ibrahima Diawara mi nga xam ne ni doonoon na fi avocat Hissène Habré weccante kaddu kon le procureur ay kaddu yu ñagas waaye le président du tribunal dalal na tension bi ñuy fàttali ne aussi pour revenir ci contexte politique bi nga xam ne ni ci la ñu nekk mu jur lii lépp mooy lan mooy ne daal élection législative yu ñu jëm dañoo rejeté liste titulaire Yewwi Askan Wi comme liste suppléant Benno Bokk Yaakaar waaye rejet boobu nag rejet titulaire liste Yewwi Askan Wi waa Yewwi Askan Wi ci seen bopp nee nañu duñ ko dégg te aussi bu ñu ci delluwul ginnaaw élection du am te dinañ def seen kamtalaay kattan ba nga xam ne ni élection du am ci réew mi loolu taxoon nag ñu sumb ay manifester yi nga xam ne ni amaloon nañ ko le 8 autorité bi autorisé ko amul woon benn débordement le 17 ñu fas yéene ko waat
làbbali waaye autorité bi le préfet daj fa ne ñett daal di bañ ñu amal manifestation boobu ñoom itamit ñu forcé googu la ñu demee cadre kër Ousmane Sonko may ñu ko mu génn benn yoon cadre kër Barthélémy Diaz di maire de Dakar moom itamit may ñu ko mu dox benn yoon dem place de la nation bi nga xam ne ni fa la manifestation bi waroon a amee ci noonu aussi la ñu jàppee Déthié Fall ci wetu siège am PRP lañ ko jàppee jàpp aussi Mame Diarra Fam yóbbu waaye aussi jàpp ñeneen maa ngi koy wax léegi ñeneen ñi nga xam ne ni peut-être ils sont plus anonymes que les autres parce que xamuñu leen bu baax mais mën nañ ci souligner rek arrestation lu toll ci presque fukk garde corps Ousmane Sonko yi nga xam ne ni ñoom itamit teg nañ leen loxo kon normalement ñu war a bokk ci 84 personnes yi nga xam ne ni war nañ leen juger tey ji kon ci tension yooyu ma lim sànq moo jur lii tey mais tamit faut souligner que l'opposition fas yéenewul teggi tànkam benn yoon Yewwi Askan bi plus particulièrement fas yéenewul teggi tànkam benn yoon ndax le 29 prochain ñu ngi prévoir benn manifestation bi nga xam ne ni daal l'autorité administrative àddoogu ci mais njottu nañu bu baax a baax ne dañ koy refuser parce que ñoom d'habitude fu ñuy wéeru mooy ci période pré-campagne bi nga xam ne ni ci la ñu nekk période bi nga xam ne ni dañuy tere propagande ak yi ni mel ci loolu sax période de pré-campagne boobu la Macky annulé woon nee na benn tournée bu mu waroon amal Casamance ci la ko annulé mais aussi Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne ni prévoir woon nañu ay ab manifester pour tontu waa Yewwi Askan bi ca place de l'Obélisque ñoom itamit ñu annulé seen manifester boobu waaye disposition boobu tamit interprétation yi dafa wute parce que dañoo jàpp ne surtout waa Yewwi Askan bi loolu noonu médias yi la concerné maanaam ñoom am nañu droit tenir seeni activité politique waaye rek médias yi la ñu tere daal ñu ñëw di ko waneek di ko fësal muy propagande donc la majorité présidentielle ñoom itamit gisee wuñ ko noonu muy ay gis-gis yu waroo yi nga xam ne ni jur na jiixe jaaxa ci langum politique bi ñu jëm ci ay élections législatives yi nga xam ne ni c'est un peu incertain parce que opposition bi notamment la coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi menacé la coalition de la majorité Benno Bokk Yaakaar ñoom taxaw nañu temm ne dinañ jëm ci élection législative yooyu quoi que ça coûtera même bu dee aussi faut souligner am na ay voix yi nga xam ne ni ñu ngi jóg ngir sàkku daal ñu renvoyer élection yooyu am na ay kàddu yu jëpp ngir demander renvoi pour lépp dal mais aussi ay coalition yi ci mel ni Aar Sénégal bi nga xam ne ni la tête de liste mooy Thierno Alassane Sall ak ñoom docteur Abdourahmane Diouf bokk ci ak ñoom Thierno Bocoum ak Marème Soda Ndiaye ak Théodore Chérif Monteil ñoom dañ ne ànduñu benn yoon ci ñu dàq élection yi ñu dëgmal ci taxawaay boobu aussi la ci mel ni les serviteurs la coalition les serviteurs bi nga xam ne ni suñu naataango Pape Djibril Fall moo ko jiite moom itamit nee na daal d'accordul benn yoon ñu renvoyer élection yi kon daal même ci opposition bi gis-gis yi dafa waroo parce que aussi intérêt yi aussi dañoo waroo parce que aussi Aar Sénégal jàpp na ne normalement ci période bi nga xam ne ni Yewwi Askan bi mu ngi koy traversé dañoo jàpp ne ñoom war nañ cee mën a tirer parti comme yeneen coalition yi ñu jàppee ne aussi war nañ cee tirer parti donc ñu taxaw temm ci ne daal élection yooyu dañ ko war a amal le 31 juillet te ñoom i tamit Aar Sénégal particulièrement xamle woon nañ bu ñu sañoon même liste Benno Bokk Yaakaar ak liste Yewwi Askan Wi mi nga xam ne ni am na ay taar yu ci nekk dañ leen waroon rejeter tout simplement waaye xam ngeen ne conseil constitutionnel décidé wul loolu mais aussi ci région yooyu am na ay voix yi nga xam ne même dans la société civile jóg nañu ci ne daal élection yi waruñu ko dàq ku ci mel ni Birahim Seck bu Forum Civil xam na la ne daal élection yi daal war nañ ko tenir ci nu mu war a amee le 31 juillet xalaatul benn yoon ñu ne dañ koy reporter donc ñun dañuy ñëw ñuy fàttali ne kon ñu ngi toujours tribunal de Dakar li fi xew di àtte bi nga xam ne ni Déthié Fall Mame Diarra Fam muy ñu ci gën a fës waaye au total ils sont 84 personnes yi nga xam ne ni tey dañuy taxaw ci kanamu àttekat bi ñu leen di juger ginnaaw bu ñu leen jàppee ci manifestation wala
ci lu wër manifestation bi nga xam ne ni ci lu wër manifestation bi nga xam ne ni mu ngi amoon le 17 ba la ñu weesu te waa coalition Yewwi Askan Wi sumboon ko tey kon ñuy fàttali ne juge bi dafa suspendre audience bi ba ci kanam parce que ginnaaw bu mu laajtee daal prévenu yi maanaam ñoom Déthié Fall ak ñoom seen fu ñu ne dañ leen xamal ne daal ñëwaguñu tax mu suspendre audience bi en attendant daal ñu teew ci biir salle bi ñu dem jëri leen fu ñu nekk kon ca Rebeuss daal di leen indi ci salle bi ngir ñu mën leen àtte waaw loolu nag moo am fu mu toll nii ci tribunal de Dakar gis ngeen dispositif sécuritaire bi nu mu fi toll parce que foo tourner rek gendarme yaa ngi fa takku lool nit ñi aussi mobilisé wu bu baax parce que salle bi aussi mu ngi fees dell ay sympathisants normalement Yewwi Askan bi maa ngi koy wax sànq ñoom Ousmane Sonko ñoom Khalifa Sall ñoom Habib Sy ñëpp ñu ngi ci biir toog daal di xaar àtte bi wëy donc ñun certainement xam naa yàggatul wala sax procès bi audience bi war na ubbiwaat parce que comme ni ngeen ko xamee Rebeuss sorewul tribunal c'est à 2 pas du tribunal de Dakar ñoom Déthié Fall ñu ngi Rebeuss comme jël leen ci oto indi leen ci tribunal de Dakar du doon li nga xam ne ni day yàgg donc ça ne prend que quelques minutes donc audience bi fu mu toll nii tembe war na mun a reprendre ci kanam tuuti kon dañuy delloo antenne bi rek daal la fi ruuse waat ñu ñëw dégtal leen ko ci Sénégal 7 di leen gërëm di leen sant.
jaajëf.